on est là juste ñu ngi ci départ bi pour dem Thionk revenir ma tuuti rek en quelques mots ci tënk lan la ñuy wuti instant yi Thionk Essyl. ok Keita tout d'abord maa ngi lay nuyu. di rafetlu trop si sa interview bu nga bëgg a def ni di la xamal ne suñu dem Thionk Essyl bi c'est juste dans le cadre bu nga xamante ne waa Thionk Essyl ñoo amoon benn jafe-jafe yu ndaw entre jeunesse bi mosoon nañu def benn pas mooy suñu premier pas bi dañu demoon juste pour jéem a waxtaan rafetal diggante bi si la ñu tënk si la ñu bàyyi foofu benn kàddu bu nga xamante ne ñu jox leen date bu nga xamante ne pour renouveler seen bureau bi maanaam bureau bi moo amoon problème mais cette fois-ci dañu desul bureau bi léegi moom la ñuy dem monté waat nii tey. D'accord loolu la ñu nekk di préparer nii pour dem Thionk Essyl. bon dem bi nag du caagin ne jeunesse bi rek moo nekk di dem mais Kafountine yëpp mu ñëw nag di dem. waaw parce que loolu laa gis quoi waaye que ça soit l'imam mu ngi foofu comment encore le chef du village mu ngi foofu tous les notables ñu ngi foofu suñu mam suñu yaay yi ñu ngi foofu particulièrement waa Thiendis ñu ngi foofu kon kenn desu fi. yow bagage bu bëri nga nar a yóbbaale. incha allah waa Kaf TV tamit ñu ngi nii ñun ñooy dem. vraiment ñu ngi sant daal suñu dem bi ne ñu dem si jàmm ñëw si jàmm réussir suñu mission si li ñu ko bëggee vraiment man may gërëm si kilifa Kafountine yëpp. si taxawaay bu ñuy taxaw. tey exemplaire bàyyi dañu joxe exemple bu nga xamante ne par rapport suñuy génération kenn du ko mos a fàtte. parce que li histoire la bu nga xamante ne kenn du ko mos a fàtte vraiment man. si merci. merci. Pemeno yaka buka vie. Buka Thionk Essyl. Ko fili be abo kana no lafiya buka yi hoko. D'accord. Inshallah nu suma dubdumba fo nu lafiya buka hogiyo. Yo. Abana. Yo. Yo. Yo, alo ko bige. Buka Thionk Essyl ne yaka. Alo mari kayre him fo sonni le folo. Wali ni etake fo kana yaka buka yi hoko. No hoka hogyo kila no hanjalo li biro e miabo kila buka ko tuman biro no ya. To yakale hundilo mo kadi hindu afo kadi hisone ulo mo gani hindu afo kayre no kadi ale ulobi yole. Wow hetaki le fo kalum pudunu ba hanu kakaya po kutumbam puno na hanu lefia yake ona kalitan ukaya fo Thionk Essyl kaya ko putuna lompo sabo be tempo ko damangi katake problem no kaya po no memonolia butumbam puno na nano yake apu nyoho ko jaw hankanola amunda jingin silam kayo piano yake akatu loka no uyotia usuma tukutumba patina Inshallah. Kanti départ anu ya mafi. Hanka départ anu ya mafi ta yo. Yaay départ baa ngi nii. Kele mo Touré man de moori. Kii ala mo président la kay. Kii mooy Kindo Muno. Waaw. Kindo Sagna. Kii kele mooy Bala Kon Fouta. mu ngi baax. som lan moom. waaw ñu ne fii mooy Mulomp waaw. Mulomp. yaa dañu escale Mulomp war a mën war a continuer waat Abu ñëw
Merci waay. Aw ma rek aw an. Merci waay. Uja. Tek nu minjen. Yeah. waaw do ko messi dame kon Coobee micro encore. Dembo waaw on est là ne konton bake ngeen kontom baake futata kayro kono ka waaw no ngowle duwana waaw nara min kan jam fana almari ya sona ndi ngew ala kana mandu fana ni victoire sey konto ko ni ngol fana Amin. kontan mol be se kontan inshallah Amin. ila ba koroma yop ongol nagam o jolliade kayra jolliyade kayra waaw min kano ko jan bagade e sugiya waaw wani moyti e hay jobi hawna ina sodi ngala ma min sumat no inshallah bu dumbe be anga ngalo na se jana délégation e be buron do be biyo ki pour régler problème donc régler problème naka sumut mais bu dumbala man no ko fanal yalla baax yalla baax bastacha waaw ah kitambo Anjitimulo. Tiang suoli, sekarang menjabe gusto ni sa tepanya. so waaw Seydou oui bonjour voilà nous sommes déjà à destination oui j'aimerais que tu reviennes un peu ce qui nous amène ici. alors donc c'est une médiation qu'on avait entamée depuis donc le 12 du mois passé. Alors donc aujourd'hui on est venu donc pour terminer cette médiation là, pour essayer de mettre ensemble les jeunes de Kamana et les unis autour de l'essentiel. Qu'est-ce qui a causé cette médiation? Alors donc c'est des interprétations de textes de compétences sur jeunesse et ASC. D'accord. Tout le problème se situe là, entre compétences des jeunes et compétences d'associations de sportives. Quelles sont vos relations entre cette jeunesse-là qui se trouve ici à Tchonk et la jeunesse de Kafountine? C'est nos jumeaux, c'est nos frères. Donc ici c'est Kafountine et Kafountine c'est Tchonkessil. D'accord. Voilà, donc c'est des jumeaux, c'est nos frères. Donc quand ils ont des problèmes, il faut qu'on intervienne donc pour de nos petites expériences, donc de les aider donc à se mettre ensemble, la main dans la main, et ensuite de travailler ensemble pour l'intérêt donc du village et pour l'intérêt aussi du quartier. gars yi voilà ñu ngi fii ak chef de village Insa Diatta chef de village ñu bëggoon un peu nga revenir lan moo tax ñu ñëw fii nii di Thionckessil. waaw lu tax ñu ñëw fii Thionckessil pour affaire mbokk doxal affaire mbokk parce que Thionckessil ak Kafountine fii Thionckessil surtout quartier bi ak Kafountine ñëpp benn lañu parce que dañuy doxal affaire mbokk bi nga xam ne lu yàgg la loolu fekke na tu vois ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci président ci jeunesse bi mooy ñooñu léegi ay mag lañu donc ba léegi jumelage boobu mu ngi si diggante Thionckessil ak Kafountine surtout quartier Kamana donc bu ñu demee dañu am jafe-jafe Thionckessil ñëwoon na Kafountine ñu réglé diggante ki jafe-jafe bu fa nekkoon ba yàlla def mu sotti donc ñoom tamit bu ñu amee tamit lu nga xam ne jafe-jafe donc Kafountine war na jóg tamit xotti seen tànk tubéy ñëw defar loolu comme ñoom ni ñu ko defaree parce que loolu mooy jumelage donc il faut ñu doxal mbokk boobu lañ ñëwoon pour doxal suñu diggante. Il paraît que diggante bi c'est une histoire voilà très longue quoi affaire bu yàgg la. waaye lii moom affaire bu yàgg la affaire bi nga xam ne fekk ñun sax ñun ay boy lañu
waaw man mii te wax ak yow fekk ñun ay boy lañu. parce que fekk temps ñoom Kéba Thiat mooy comme président de la jeunesse. waaw depuis temps boobu la jumelage bi am diggante Kamanar Thionke File ak Kafountine. d'accord waaw. donc lu yàgg la. dox tànk jàmm daal mu ñu fi indi. dox et puis te mu mel ni tam bor la daal comme ñoom fayoon nañ taal Kafountine. waaw yéen tamit taal bi na ngeen ko war a fay. waaw loolu moo ñu fi indi. comme lu ñu defoon fële ñun tamit ñu defaat ko fii. waaw parce que bu ñu amee même suba sax bu ñu Kafountine kenn ñaan ko yàlla. lu am Kafountine maa Thionke File ñoo koy bokk Kamanar donc fii tamit Thionke File bi xew fii dama Kafountine ñoo ko nar a bokk comme affaire mbokk mooy jumelage waaw. d'accord merci. ok bien. voilà déjà ñu ngi ak le président jeunesse de Kafountine ak son adjoint Lamine dama bëggoon juste yow nga revenir un peu ci tànk ñuy fi indi tey. ok donc maa ngi nuyu ñëpp. maa ngi lay nuyu tamit. nuyu délégation Kafountine. nuyu la jeunesse de Kafountine. nuyu toute la population même de Kamanar. donc maa ngi leen di nuyu ñëpp. donc suñu teewaay fii tey. mooy donc on est venu dans le cadre de bien vouloir faire. donc dañu ñëw problème boobu moo ñu indi fii. en premier lieu on était là. aujourd'hui c'est la deuxième fois. donc problème bi lañ ñëw régler donc du ñu ñaan yàlla du ñu ñëwee si jàmm ñu toog fii si jàmm. ñu dellu Kafountine si jàmm waa Kamanar kontaan. ok léegi dama bëggoon xam travaux yi naka lay déroulé tey lan mooy am suba un peu calendrier bi. donc tey dañuy dañuy ñëw nuyante ak population Kamanar. suba le grand travail c'est demain. donc suba la ñuy waxtaan lépp suba lay xew quoi. su ma comprendre tey boo la ñëwee c'est juste pour ñëw installer beneen bureau. donc dañuy ñëw tey dañuy ñëw dalu suba dañuy ñëw programmer pour l'installation du nouveau bureau. donc loolu la ñuy ñaan loolu surtout moo ñu indi fii. d'accord donc la deuxième chose mooy lan. mooy donc rassembler la jeunesse de Kamanar. donc rassembler la population aussi. donc loolu surtout moo ñu kii parce que Kamanar tey ak Kafountine presque c'est la même chose. c'est pas la première fois. c'est depuis ñun ay xale. donc nos anciens. donc si lañ juddoo. nos anciens dañ ñëwoon fii def lu bëri fii. ñoom tamit waa Kamanar tamit ñëw Kafountine def foofu lu bëri. donc tey suñu mission la suñu devoir la donc dafa mel ni buum la donc Kafountine soo amee problème Kamanar mën nañoo intervenir. Kamanar tamit suñu amoon na problème. voilà mosoon na am problème. Kamanar ñëw foofu intervenir. donc tey tamit donc Kamanar moo am problème. donc Kafountine ak jeunesse bi population bi ak jeunesse bi ñëw intervenir pour régler trouver une solution par rapport à ça parce que c'est une chose qui nous tient beaucoup. donc voilà pourquoi on est là. demain ça sera le grand travail. prions au grand Dieu donc bu jàppale ñu comme ça ñu trouver un terrain d'entente. ok président hinaka hinam expliquer un peu l'histoire et hina tamata putawna ning Kamanar. Et Fifenkin Chakane Insa, il a confirmé la même chose, hein, dire que ni Pompekata problème pour qu'on ait l'identité au coup. Faut président à Peter Pampiem di TCPC, on mène qu'à être comme ça. Il faut content d'abord. Avant de contenir d'abord compagnie, il faut que nous follow toute la population de Kafountine, surtout délégation qui est en masse. Nous avons que follow la population de Kamanar aussi. Compagnie, il faut les nouveaux qui arrivent. L'histoire de Kamanar Kafountine, l'histoire est fille. C'est pas l'histoire mais une date d'aujourd'hui. Ça fait très longtemps. Date est fille. Histoire nak ñam ñaka xamana xamane woni nu budum bombi nu ke nu topando ko caangi la nu hangna ta ko te maîtrise caangi ne o metti tamu tanget janna to ka to ñu jonga une activité de la jeunesse parce que ngi tam on était à l'organisation lu jonga ta ko maîtrise on a même confisqué des cartes de membres entre Kafountine et Kamanar. On a ces cartes de membres là. Ni mo c'est on est à sens pour ta carte de membre et on est pour nous partager au niveau de Kafountine. Nous non pour la jeunesse de Kafountine. Faut faire la file Ethiopie essentiel mais kaka ko nji joge essentiel mais la file Ethiopie mais aju ka dumba bi nak ci rek ne mais pour personne hanum Kamanar kacom hanum ni voilà nga hina na bolé to pota Kamanar ni ay dévier pota Kamanar ni Kafountine histoire em to naka ya parfois eti paquet Kamanar afu to ko duto
dute mi e fiyata ko mais pakate hundin ka suke dute yi kon histoire ti kamana ni e hundin photo mais caw aussi nana hinuni rappeler histoire fam fa la ne chongela kon histoire hande caw la ne expliquer o mena soke aso chonge so ko kamana meto mais chonge sil meto na soke chonge sil en tant que tel na soke sa to ete ning essayé te hundin ka singale ning essayé te hundin histoire lu chego ça veut dire que histoire te essayé ne chonge kon foi dum bom bihin kamana wucu ka cukula mo pakan kamana ke fulele ka ne ko din hanu ko kay mbar gadam abudu ko ngomuro ni ankenje projet banane Musa Diatta kon pengu pakan ke fulele hanu ka ke bo kay no sa pakate ko ndinti kamome to relation e meto pota kamana ni ka fulele kon histoire yang ni ji kiyoti problème yanu ki ay fe nu régler fi problème est ne sérieux hanu c'est pas parce que on la makati ni ke nu régler problème mais les villages environnants que ni ka ke ni jem négocier kay na to ko hanu wa gahin sunya merate chonge sen ki sono ni bengue de pour problème te fi régler kay hundi parce que boko ne hundi ko ngure te hundi la may fi ne régler problème te dum bompi hin le maire na ki hundi le maire na ki te hundi do to ni terenya mais saliw na yonko am téléphone na so kam no kay ta nga na chakane no hasale ni saliw fa ki fa ado tikina ke na so kam kay ni jiki yo ga so kam wala aw no wonti akana le maire to ko ji chonge famelo ni merate asam wala taluna ki taluno ki mais pour ko ngi expliquer fo ka pat ciaw sañu yene ya ngi ni expliquer do ka pat ciaw akamani soare ana so wala chonge sin kana le problème pour ko walu on problème na ki ni exposer pour me ko me no safara immédiatement mana ni expliquer ciaw na so no ko yer ya handom ja so kam le to ka ju ni ham podi ni mais xamol wonata programme ti kengen jami ni ok to ko kengen jami ni contre ndi ya ni ham podi ni immédiatement mo ngaso lambo ma kengen jami na musma premier jour deuxième jour la troisième jour la ma ci paka jonga ci yoni pour mankal to di fe brisque ma e premier e ke chongi alon tan taw si ni fo e chongi e ke etu subene e fo e ke kasingan bureau ya deni fo kasingan bureau parce que raño nga hine folo no len fu raño alambo di démarche bi e motalu kita di démarche nu tekino ki on nako kank ka buruntu surtout les responsables chakani problème exactement hikaw hawene da kamana lo ni fiya buruntu bin ka kamana lo ni non ko non ni sente selon angano taya ko information buruntu donc ko yonkal assemblée rañon kalta assemblée na ni seni ning lef way rañon nya presque kuya buruntu oni te woni pour la mo fu ko le rañon ane ni ko nyanga seni ning to ka ci problème ya buruntu mais sa nyanga tata nata oni e henu choke oni e henu choke ko ni womi fu hin desoudre tout le bureau hin arrêté activité ba tay fan activité tata ko tango ni hono dem bo ni lancer date foyer mais no date est historique surtout le jour d'aujourd'hui histoire fo ne chongi et no histoire mais pour ko bu lay faka ci ko lambo ci lambo dem même de martina au niveau de Thiongesi te face tout tempo nyang bon nyang kasaki saji à partir d'aujourd'hui vous n'avez plus un président mais le président de la jeunesse de Kafountine akana ka Niger fiable tout mais ni kasoka le président de la jeunesse c'est tout Kafountine ka on peut démarrer parce que ci top c'est tout Kafountine ka musole on ko na ja ko le nyam bon nyam ko ka ka ni ko ya won na to na parce que ko ka mo nyam bon nyam ka mo ko ye fiable na pe ka c'est là pour karangati nyam bon nyam pour lampo nu ta kial nda do mais wato wani ragalam ko tempo de wata galam ko pour le son parce que nyam bon nyam ka ti ka Kafountine pour le son ga ke président de ma fi parce que les on a ça ko miami umita nyam bon nyam ka sanna pitin ga ke et mais on a lampo fu to le atako pour que nous soyons pas calme vraiment donc on peut dire que ni le président de Kafountine est accompagné par les pères fondateurs de ce jumelage entre Kamanar et Kafountine. Voilà. Très bien. Donc président juste hini souhaiter alumata hin réussir en kenkaye alumata no butuba hini o fal ko amin alumata na fondu hina réussir alumata hundi kay réussir mission ngi kata no histoire te hundi parce que hundi kay réussir parce que nalu tia passate ba be giban no kay réussir hundi ne réussir hundi en ko déjà ne réussir déjà c'est rassuré même janande comment fola mbe kontan role polo kala min ko dan jaati de min ko dan kan silon kontan mbe kontan nan ni tan do ngi jay man la soral barin se ni tan ni la ko ni nya jo man ko ko fente fa ñoo ni nya na karang alquran ko wala nya ni nya jo man ko to fente fo añoo ni nya donc ni moy ku ni ma ke joran tala fo añoo ku ni ma
wole si jambi nin na baade non tata fo ngaji be ko e dammalu man nyomo no kumata senna sama to dun ngana nga tandila ko ala en tolle karfa nyoma tolle tamu nyoti se bala fannu nyoy nga neman no nyoma ibaaje lam be kata bakilen fakilen de kata kankilen adu min dunya ko no jam fengo manku ma jam min tabbita baadiya ko baadiya jul kilo nata kawal juro bambal inshallah rabbi nga na folo ke janne dile allah taala ñu lañin tan na fula ñaw be allah taala dan la fengo fen kam mun ni saate ko no kambe on teben kanno allah taala ya dinna aninna baadi be wala kuma kawante lafta kamoy tan assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh merci ok ñu ngi ak Sékou Thiaw Sagna mu nekk responsable aussi Kafountine bokk ci mag yi nga xamante ni tey ñoom ñoo jóg tey pour ñëw arranger problème Kamanar bi balaa ñuy dem fenn dama koy laaj un peu mu expliquer ñu seen diggante Kafountine ak Kamanar waaw loolu nga laa bëggoon nga ñëwal ñu ci rek en bref après nga expliquer ñu seen tànki leen tax a jóg tey. maa ngi lay gërëm di lay sant li ma wax sama diggante ak yàlla rek laa ko wax mais Dawda mi toog ñu mun na nekk seede bi ma nekkee président conseil bi dama toog un jour ci sama bureau fukki camion ak ñaar jàll dem géej bi ñu demee géej ba pare yàlla def nag Dawda ñëw seeti terrain am boobu nekk en face de la mairie mu ne ma oto yi fu ñuy jëm ñu mën a ko ñu ne géej lañ ne ma taxaw foofu bi ñëw ba pare ma baare leen man leen fu ñu jëm ñu ne préfet bi bu ñu ne moo leen jox kayit pour ñu ñëw ci suuf ci géej gi ma ne suuf si du dem suuf si du dem pourquoi parce que balaa ñu préfet di leen ne ngeen ñëw tibb ci suuf am na autorité locale bu nekk mooy président du conseil municipal te atam ñun dañ doon tabax juma te ñun di bëgguñu suuf entre temps Babou dafee ñëw ne ma ordre de mission baa ngi nii préfet moo ma ko jox ma ne ko du dem mais à l'époque là Abdoulaye Djiba moo nekkoon fii président conseil rural ñun ñoo doon dem réunion di def lépp kooku mu bindi kayit lettre bi mu bindi ba pare mu indi ko ci Pa Ñanku Sagna ASEF kooku lii la wax ne préfet de laa waxoon ne pour mu bindi kayit pour gars yi ñëw fii Kafountine tibb suuf fi bi parce que dañuy defar château d'eau bu Thionckessil bi ma ne Pa Ñanku Sagna ak Abdoulaye Djiba rek man leen ko nit ñu nit dañuy tabax juma sotti leen ñu 12 camions fii nga ñëw ci 12 camions ngeen yóbbu mu nekk lëkkale jumelage entre Thionckessil ak Kafountine suufu Kafountine moo samp forage Thionckessil bi suuf Kafountine moo samp juma Kafountine ci diggante loolu xale góor yi ñu def si yàlla keetaan ndeysaan yal na ko yàlla xare àjjana ak Kéba Dia yal na leen xare àjjana ñoo am lëkkalante diggante Kafountine ak Thionckessil Kamanar ñu def jumelage boobu waa Thionckessil ñëw fa bi ñu ñibbi ñu ne dañuy tabax maison des jeunes bi ñu tabaxee maison des jeunes sama mag bi Jërëba moom la waa Kafountine yebal ak équipe bi ñu ñëw def toiture ci maison des jeunes bu Kamanar ñu jëmbat foofu mango ne lii moo boole Kafountine Kamanar ak Kafountine mango boobu mu ngi foofu bétti léegi ren dama toog monsieur le maire mu téléphoné mu ne ma Thiaw mu ne ma problème am na fii ci suñu quartier bi Kamanar et moi je suis le maire jumelage bi si waxtaan la amee waaye dama laajte ñu ne ma wax la ndax da ngeen ci mën a am dara bi ma ko waxee ba pare mu ne ma c'est crucial parce que problème bi dafa bëri te xamuñu naka la ñuy def
ma téléphoné Insa ana Insa yow laa téléphone mais chef de village ma ne ko Insa ma ne ko problème ñëw na diggante Kamanar te yow yaa chef de village de Kafountine wax ko sa papa ngeen wax ko dëkk bi ngeen jël ay matuwaay pour ñu mun a dem lijjante affaire bi Insa ne ma sotti na dinaa ko wax sam papa kooku wax ko Jean Coly ñu waxoon wante ba pare nag man ne kon suñu tànk fii yàlla def na bi ñëwee fii waa Thionck Essyl jël nañu kontaan nañ trop dara manqué wul keroog mu ne ñu jàmm salaam rek ñu waxtaan nag fii mais problème bi ñun ñëwuñu fii pour atte dañ ñëw fii pour régler rek waa Kamanar ak Thionck Essyl yëpp tëral ñu ba mu baax dara manqué wul keroog suñu alcalde bi ne leen dinañu dellusiwaat le 26 le 27 ñu régler problème bi le 28 ñu ñibbi ci diggante boobu ñu saisir le maire alcalde yi wax ko le maire waa kilifa yi wax ko le maire Jean Coly alors ñu organiser ka xale yu góor yi yëpp préparé nag ak suñu maire yi nga xam ne ñoo yore bi tey dëkk bi mooy Sibi Mané mi Sunkuto ak Kale ñoom ñoo ñëw xam ne ñoo yore tey responsabilité bi ci Kafountine ci jigéen yi ñu indi leen ñëwuñu fii pour tribunal ñëwuñu fii pour xas dañ ñëw pour régler suñu dëkk parce que ñun waa Thionck Essyl la tey suba waa Thionck Essyl lañu waa Thionck Essyl waa Kafountine lañu tey suba waa Kafountine la tey kenn mënu leen a génn moo tax tey booy seen nit ñi ñëwee gouvernement bi yegg na ko suñu maire bi yegg na ko préfet yegg na ko sous-préfet Tandouk yegg na ko armée bi yëpp yegg nañ ko booy seen nit ñi ñëwee sax day ñëw ne duñ demuñu fenn ci suñu dëkk la ñu ñëw yóbbal bu ñu indi moom la ñu woon ni waa Thionck Essyl xale yi liñ ñëw ñu pour xuloo day ñëw pour fo ñu régler suñu dëkk bi soo dem jóg ñibbi lu ñu fi seetaanut régler suñu dëkk bi ñu nekk benn bokk ndey ak baay ñu ñibbi loolu rek moo ñu indi. merci. bu ma amee li may wax ci lii simulation bi mooy lii. Kamanar moom Kafountine moom Kamanar. merci. si nga ñii seen njaboot lañ bay foofu. parce que ñu jóg fi bay ñëw fa. non kii moom maa tax mu ñëw. e mana pon men ci fa kele ma tempo na ci bal nit kooku nëbloo ko daw lii laa am li may wax yéen nag bu ngeen amee li ngeen ci yokk ngeen ñu yokk ah voilà c'est ça ok daw da dégg nga ko Azam onanka fuele Thionck Essyl dom comme fanka soke fa aluniyam lompo sinya sa ke tingani sa epokia ye le film pa sokto ko kilim dandak ni ram ko biyeto ni Kaira ya una kuloni la fiaya ti hankti ti mahama mutuna ikina ni fi tango utanda ku ya utanda lompo une henu ula fi alma kudumba bikin alma ti isiyoda mako ke ni ka wadi alo mari kasiyo ni isiyoda una kulon chau te mahna mutuna alo mari taka sauna alo mari kaire na koni mahna mutuna mo manona taka kaira alo mari una kulon hinasewo nalo ko tinta so ko mari kunu biya ka sumai ya ta ka sumai ko kadila lom ka sumai mari ko lom ka siyon hanu kiya ha mari dumpa yang kan kanuna malbita ko
Ya, merci. Nya, silang je finci fasok uni utaka tangdam parce que ni ukiyole lom puli jente problème ni ne poni uni taka tang lom pondam c'est sûr que nous fulmale kutum ba fi hinu busiol kapsiol no nyohya silang awe o menta ke to ko risok siol fu albaru na buro siol ay ale mari ke fuli kan hilim hehe pour biya ko tampana impake kale ale mari ko fa be kan na tampana non fa ko e ale mari pe suwaye ale mari ko kambale fa ale mari ko firin ko fima ya ne jata kende ane la banyinya e wa wan kan se ale mari ko fa fane ben ka manole fe ale mari continue il mare ko continue oni suma ne de bo fi anka hade no mako do bugay bare be wodo jona do baka kenna no salo maruna buron hina furinge alo mare paken kala alo mare ka sihil mai te hontine mare ka sihil mai te hontin mane pa alo mare fen ka sihil fa alo mare ka hin continue mare ka hin continue alo lam fa ka radio alo mare ka alo sutura hinalo tanka setani alo mare bu ba hinalo tanka setani ba hinalo firen hin sima ne ja kende anilla banyenya amin boy comme panu sakafa aw yam hadikin délégation eti signasa président hina expliquer kuya kabrinte mene chonki comme de toute façon ni kiyo ke fansoni la mapa parce que comme nya fana se hata hat la manni ke parce que ni meme ni nyanga nyan li kulon poni singo ten ni singa nunu chokalu ko sonu ni fe moy ni alhamdulillah ni e fe ful tok ay men ta ke to ko police ko si le meke nyanga na sa ke ba ko en to ko ni kuete kame manol ko hanya lang esko ni hoki na juga ni to di fole kame manol ko ni to di ni kame manol da mat ko lewo adu bakaw ni amma ko ni anya atu ke le freng be ko la maka kai pa hanya buka pa hanya ni ba ni pan ka ka pa hanya ba ni do tan ka ne do kai ba na do kan ni bo ni fole kame manol ko chole ni lewo hume manol mchanga kubugubani kabila njake akana mahaya akana mgade chongesi kabila ngai me da ko chatto ni ki me manol to ana me manol to foi pen inche jeba inchi kaponi hambodi nam kate ban jimbiyon ka jinki kada bai hela bon jinki dan bali mo tinje ha jinki he pur kana manol di e antur jonge sen e hondi lebre fal mari bu baba nang baraka ya to ali mari bu baba nang baraka ya to ko e hankal fiha dina ni sawiya mari bu baba fani kadu hina un start ke ko kambe ko ala yo dai mashallah kan yo di hina an has yo di hina no ku yo di kacakan an kambing nu le fie no tu tawana be ka ene kambing an nge kina la ene fau ene no fau tu bude huntin tuange sili e huntin ya to kadang sa kapon ya tuange sili mo ni to mama lange simo ha o tuange sili ai kombani ko ni hai woi fun jadi no sili orang jadi bucelo la fon ji me manola almadu ba almadu ta kasabu ni me alo madu ko ko alni ni kampanye huntin almadu ko ba ko ya nanga fuli ti ma ya ki me manola ala sa ko la bu ba ko almadu bu tumba ile faya yambu nakana hadu bu almadu bu tumba bu ko ni ile bu fan halu burai ibi ena halu burai hita kame man ka bu jiro ka almadu bu tumba bi no ko ni na abaraka silan soke pokok ket wambai ko ket ba aha bonji mange ba boyo apa han ko so ko ba ni na ai na si ai na ma si ai na to fi lo on jibayo